سيطان وجورة جيران وسلطان وكل نافس على الوقود وظالم وعابد عسود وتارق في الطريق تدليلي وكل تلميس وسلبلين فبدعاء يصرف البلايا وبالرجاء يوجد العطايا. wante ñu ngi ci sant baax di leen ñaanit xëy na pare itam pour mën leen a accueillir ci Sénégal parce que am consul mi ngi fi moo gën a placé pour loolu waaye bari na loo xam ne tamit ñoom mën nañ ci jaxasoo ci wàllu googu muy wàllu jàng muy wàllu économie lu mën di doon yëpp mën nañ ci gën a jaxasoo. Attraverso il console qui presenta anche in Senegal quando capiterà questa occasione e che per capire e partecipare anche nella cooperazione bilaterale tra l'Italia e il Senegal. Loolu tam ñu ngi leen di sant anche per aver del vostro tempo così prezioso. ñu ngi nuyu maire bi tamit di ko sant. Salutiamo il sindaco Marotta che è anche di casa e che lii yëpp rek dafay wane mooy seen ubbeeku te loolu rek moom manqué ci àdduna bi. Questo è testimone dell'apertura e della diciamo volontà ad accompagnare anche questi immigrati. Grazie. Intervenuti. Porto ovviamente il saluto del mio governo. Il Ministero dell'Interno è informato della mia presenza oggi qui. Io ho pensato di essere presente qui perché per l'importanza, diciamo, della presenza sul territorio di Sua Eminenza e anche perché è l'occasione per visitare questo centro culturale importante per la comunità del Senegal. È per questo che ho aderito volentieri all'invito non solo dell'associazione ma anche dell'ambasciata del Senegal che ha voluto scrivere invitandomi a questo incontro. Allora, innanzitutto voglio dire a Sua Eminenza che la comunità del Senegal in provincia di Caserta non presenta particolari problemi e non ha dato mai problemi particolari alla comunità italiana. È una comunità pacifica e operosa e sa avere attraverso i suoi rappresentanti un rapporto con le istituzioni. Il signor Mamadou Sy è conosciuto da noi in prefettura, ha partecipato ad alcune riunioni, sanno dialogare con le istituzioni italiane. Detto questo, è importante il tema del dialogo interreligioso, perché non più tardi di un mese fa ho convocato, e il signor Mamadou se lo ricorda, ho convocato in prefettura un incontro proprio sul dialogo interreligioso.
biir loolu li am importance mooy dialogue bi nga xam ne muy dialogue bi ñu am si diggante diine muy dialogue interreligieux moom it mi jël na ko ak ba nga xam ne jamono yi si ginnaaw woote woon na fi benn réunion boo xam ne loolu moo ko taxaw ñu vorrei anche precisare rispetto a questa situazione del dialogo interreligioso che al Ministero degli Interni c'è il tavolo per l'Islam in Italia e l'associazione Sheikh Ahmadou Bamba in Italia fa parte promotore anche di queste Sono alcuni anni che di fatto il Ministero dell'Interno ha avviato questo dialogo interreligioso con un tavolo nazionale e invitando le prefetture a replicare questo tavolo in sede locale. Ministère de l'Intérieur commencé di indi waxtaan woowu nga xam ne si mbiru diine l'islam ak diine catholique ñu xool nan la ñuy def ba mën a ànd ba kenn ku si nekk di mën a doxal sa diine si jàmm waaye ñoom ñi nga xam ne ñooy préfecture yi nekk ay gouverneur si région yi sant nañ leen ñoom ñu jéem a jàllale message bi si territoire yi nekk. Il dialogo interreligioso siamo convinti che aiuti il dialogo tra le persone. È stato detto prima che la persona va messo al centro dei rapporti, delle relazioni. Nee na dialogue entre religion mooy dialogue boo xam ne moom lay war a jëkk moom li gën a teg nekk si centre diggante dialogue ak nit ñi ñu ko waxee woon rek sa waxtaan yëpp mooy nit ki nga jëkk teg si kii nee na loolu am important parce que nit rek moo am solo. Se si accetta il dialogo interreligioso, tutti sono portati a trovare i punti che uniscono, non i punti che dividono. Nee na bu ñu demee ba accepté dialogue si biiru religion yi kon xam nañ ne loolu rek mooy li nga xam ne mooy boole waaye li nga xam ne moom mooy xajal. E ogni comunità che fa capo ad una fede religiosa si può impegnare a garantire, per quanto possibile, per i propri aderenti un comportamento aperto, leale e democratico. Nee na communauté boo gis rek nga xam ne maanaam communauté bi dafa wékk si ngëm nee na mën nañoo garantir ne ak ñi nga xam ne ñoo aju si communauté boobu jàmm rek moo fay am jàmm rek la ñuy doxal. E io sono convinto che se il dialogo è leale, ogni comunità ha la capacità di individuare al proprio interno i soggetti singoli che invece non vanno sulla strada giusta e possono sicuramente isolarli e anche su questo collaborare con le istituzioni. Nee na moom leer na ko ne bu fekkee ne dañuy wax dialogue te mu nekk lu dëgg si ñun muy dialogue diggante ay diine mu nekk lu dëgg si ñun képp koo xam ne aju na si diine yooyu am gëm-gëm boobu ci doxal loo xam ne ajuwul si maanaam li dialogue ba tëral wala li diine ja tëral dinañ ko mën a joxoñ te dinañ ko mën a gis. In quell'incontro abbiamo trovato molta solidarietà e molta condivisione, per cui lo porteremo avanti. Spero che partecipino anche altre comunità, la vostra comunità era presente, era rappresentata, però spero che la allarghiamo sempre di più. Si waxtaan woo nga xam ne ñoom tàmbale woon nañ mu nekk waxtaan woo xam ne dañ koy def si mbiru diine gis nañ si ay résultats yoo xam ne jàpp nañ ne war na mën a jur lu positif te nee na bëgg nañ tamit gën koo yaatal di ñaan it maanaam ñu si gën a am teewaay lu takk. E quindi io credo che anche a Caserta questa sia la strada da seguire. Grazie. Nee na it moom it gëm na ne fii si dëkk gi mu nekk loolu mooy yoon bi nga xam ne mooy yoon bi jar a topp jërëjëf. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Non è la prima volta che io partecipo a questa manifestazione in occasione della visita di Sua Eminenza e lo faccio sempre con particolare piacere. Dicevo, lo faccio con piacere, testimonianza della volontà
della mia comunità di preservare il più possibile il dialogo che c'è e la contaminazione culturale che persiste oramai da anni, perché San Nicola, oltre ad essere ad ospitare la sede di questa associazione, è anche una delle città della provincia di Caserta che ha il maggior numero di componenti della comunità senegalese sul territorio. teewaayu Sénégal fii la ëppee te it nee na gis na ne jaxasoo si biir culture am na fii ba nga xam ne moom saa su déggee ne yaa ngi fi ñëw day rafet lu teew fii pour ma ko am birala la loolu. Lo faccio ribadendo anche io che non ci sono mai stati problemi che preoccupano le istituzioni o i nostri concittadini. Io anche nelle altre occasioni a cui facevo riferimento prima ho ribadito l'assenza di problemi di convivenza, senza mai sottrarmi dal sottolineare altri problemi che però con uno sforzo reciproco e condiviso da parte di tutti è possibile superare, affrontare e superare. La cosa che più preoccupa me in quanto sindaco, ma riguarda l'intera comunità e soprattutto la vostra comunità, attiene, non mi voglio sottrarre da questa occasione per dirlo comunque, alla sicurezza in particolare dei luoghi delle vostre abitazioni, che richiedono una maggiore attenzione ed un maggiore controllo di tutte le vicende che attengono alla sicurezza soprattutto di chi ci abita. wala ñu fay dëkk tamit nekk fa yor comportement boo xam ne dinañ mën a teg seen nit mu nekk à norme ba nga xam ne xëy na ëllëg mu am problème mu sécurité wala problème mu hygiène sanitaire. Esatto, e quindi ribadendo che c'è la piena volontà di proseguire questo rapporto e soprattutto questa contaminazione culturale ed anche interreligiosa, io sono qui anche a ribadire la volontà dell'ente che rappresento di continuare il dialogo con la vostra associazione e con la comunità senegalese in generale per affrontare anche i problemi che a questo tavolo ho esplicitato. teewaayam fii mu ngi wane tamit ne jaxasoo boo xam ne bëgg na ko jaxasoo ak communauté sénégalaise jaxasoo bi nga xam ne jot na fi nekk mu gën koo dëgëral gën koo dooleel ba nga xam ne yenn problème wala yenn soxla yi bëgg ñu mën ko affronter ensemble ak association sénégalaise. Con la speranza che l'anno prossimo, in occasione dell'altra visita, avremo modo insieme di dire che abbiamo tutti quanti compiuto un ulteriore passo avanti. Grazie. nee na mu ngi ñaan tamit déwén bu fii rencontre bi di am ñu mën a génne kat wane ne fii ñu nekkoon daaw def na jéego yoo xam ne gën na koo raw. Sindaco Marino e della città di Caserta. Io, come ho detto prima, ma sono 8 giorni che sto ricoprendo il ruolo di assessore alle politiche di inclusione della città di Caserta, quindi sto provvedendo a rendermi conto di quello che è stato fatto e quello che bisogna ancora fare circa queste tematiche, che sono tematiche forti, diciamo, di impatto anche emotivo, oltre che diciamo. mbégte di wane mbégteem si teewaayu bi mu teew fii indi fii
assesseur maanaam koo xam ne mooy yor mbirum institution ak social si mairie bi ak léegi juróom-ñetti fan te nee na it maanaam kontante la si am nee na li kontante gi jàllee nee na am sax loo xam ne moom lu muy yëg la lu muy yëg si boppam loo xam ne maanaam émotion loo xam ne moom lay yëg si boppam wute ak loo xam ne moom la daan yëg. So che abbiamo tanti progetti in essere di integrazione, non soltanto, non so se per la comunità senegalese o per tutti gli immigranti che giungono a Caserta, e quindi stiamo cercando di fare integrazione, non soltanto prima accogliente, ma anche progetti finalizzati con mediatori culturali proprio a far conoscere le culture, la cultura degli altri popoli, le religioni, per fare in modo che conoscendosi ci si avvicini e quindi possa nascere un dialogo. nee na bu weesoo ubbeeku bi nga xam ne ñoom ubbeeku nañ ko wala ñu ngi koy jéem ubbeeku pour accueillir ñu ngi tamit teg si ay projet yoo xam ne projet yu jaxase la si mbiru culture projet yoo xam ne day def formation comme ñu tuddee ay médiateurs yoo xam ne day dox seen diggante te loolu mën na yar pare mën na indi koom si xale yi nga xam ne ñoom ñooy seen si projet yi. Possiamo anche insieme trovare strumenti e fondi di finanziamento di altri progetti di integrazione. Insieme sono disponibile sul Comune a ricevere qualcuno di voi, perché esistono tanti, diciamo, finanziamenti che appunto che rendono possibile questo avvicinamento. loolu weesoo yi te si commune bi nekk am na ay fonds yoo xam ne dañ leen ma nga fa dañ war a jël di ko financé ay projet yoo xam ne projet yu jëm si mbirum intégration nee na moom ubbi na ay buntam nga xam bëgg na si am ak ànd ak jaxasoo ak ñi nga xam ne ñooy bërëb bi ak kuréel bi ñu ñëw si commune ba maanaam waxtaanee loolu mën si am si financement. So che a Caserta ci sono oltre 300 senegalesi, quindi abbiamo una buona, diciamo, presenza e quindi disponibile a tutto quello che è integrazione e collaborazione. Grazie. nee na xam na ne Caserta am na lim bu takku ay sénégalais yu fa nekk kon tamit mënul fexe ba nga xam ne du mën leen a boole si li nga xam ne mooy ay projet d' intégration kon nee na mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di sant. Primo, chiedo permesso perché non parlo bene italiano, ma volevo solo fare un ringraziamento. Siamo molto orgogliosi oggi, signor Prefetto, perché è la prima volta. Io da 2 anni sono in Console Generale del Senegal in campagna e da 2 anni non ho mai visto un'autorità di a vostro livello venire qui a incontrare il nostro ambasciatore. Io dico ambasciatore perché il nostro eminenza è venuto qui in Italia sul 2 livelli. È un capo religioso ascoltato di tutta la nazione senegalese. L'altro livello è un ambasciatore della Repubblica del Senegal. E questa visita, quando l'ambasciatore comincia a fare questa visita, lo Stato chiede a tutti i suoi rappresentanti, noi diplomatici, di dare tutta l'assistenza necessaria al nostro maramo, perché sappiamo su un livello che occupa il nostro paese. Per questo siamo molto orgogliosi di avere il vostro ringraziamento. Ringraziamo anche il sindaco di San Nicola, siamo sempre con noi, anche il rappresentante del sindaco di Caserta e tutti sono presenti su questo tavolo. Non posso parlare di più perché devi solo ringraziare al nome dello Stato, al nome della comunità senegalese e al nome di tutti. Grazie mille. Associazione Centro Leali di Caserta, noi siamo una comunità di recupero per dipendenze in generale, tossicodipendenze, quindi droghe, alcol, eccetera. È vero, abbiamo conosciuto Malik 27 anni fa
abbiamo accolto lui e quello che lui rappresentava. E io posso dire di aver imparato tante piccole cose da lui, nello scherzo, nel volerci anche bene, tutti quanti. E poi abbiamo accolto Mamalù, perché anche con Mamalù abbiamo una collaborazione. Noi vi utilizziamo, fra virgolette, tutte le volte che non ci sentiamo capaci di gestire dei ragazzi che si rivolgono a noi e che da musulmani chiedono di essere supportati religiosamente. Per cui a questo proposito chiamiamo Mamadou e lui viene, chiacchiera con i ragazzi. La sua eminenza ha fatto psicologia. Sì, sì. E infatti lui, se è educatore capisce bene di che cosa sto parlando e di quanto, prima parlavamo di integrazione, di quanto è importante questo scambio culturale. Io mi sento molto onorata di essere qua. Talmente tanto onorata che non so perché ci sono, cioè mi sento così piccolina rispetto a tutto questo, però avrà un senso anche questo, magari lo scopro più avanti. Quello che posso testimoniare qua, e l'ho detto spesso anche a Malik, questo per quanto riguarda un po' quello che io faccio, il mio lavoro. Io scopro sempre quando ragazzi, per la verità non ho mai ragazzi senegalesi, e questo deve essere una cosa buona, perché vuol dire che la vostra cultura fa... Non ne ho mai avuti. Questo vuol dire che c'è un gruppo qua che funziona, quello che si diceva prima. I ragazzi senegalesi rimangono senegalesi nelle loro origini e nella loro religione soprattutto. E qualche volta che abbiamo avuto ragazzi musulmani, raramente per la verità, abbiamo scoperto che più ancora del nostro programma ha fatto la differenza la loro religione, riscoprire la loro religione, perché i ragazzi che si drogano, che fanno uso di alcol, si allontanano dalla loro religione, quando la ritrovano, quando la riscoprono e incominciano di nuovo a crederci, fa la differenza sul salvarsi la vita e non drogarsi, a non bere più. Noi siamo, e l'ho già detto anche a Malik, a vostra disposizione per quello che è la nostra conoscenza e se mai vi dovesse servire. Siamo a vostra disposizione per entrare nei gruppi dei ragazzi e parlare di quello che conosciamo. Lo scambio culturale già lo stiamo facendo e Marta è testimone, no? Insieme a te, ne parlerà lei di quello che noi facciamo in comunità, ma lo confermo, siamo a vostra disposizione, siamo disponibili come Centro Leali a venire dai vostri ragazzi o dai vostri genitori, dai genitori dei ragazzi e parlare di quello che vi può servire per quello che noi siamo capaci di fare. Grazie e accetto l'invito in Senegal. Sono molto felice di essere qui e conoscere la vostra grande realtà a quanto vedo. Io mi chiamo Maria Vittoria Arpaia, sono la presidente del comitato di Napoli della Lidu, che è la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, che è la più antica associazione in Italia in difesa dei diritti umani. La Lidu è stata membro fondatore della Federazione Italiana dei Diritti dell'Uomo a Parigi, che comprende 184 leghe in tutto il mondo, compreso in Senegal, e dell'Associazione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo è stata fondata nel 1919 da Ernesto Natan, il primo sindaco di Roma, e difende tutti i diritti in assoluto. Ah, scusi. La Lidu è sempre stata aperta e interessata al dialogo interreligioso, a tutte le libertà di culto, perché ritiene di fondamentale importanza la libertà di espressione e di qualsiasi cultura, che sia appunto musulmana, cattolica
cioè, ognuno deve avere il diritto di esprimersi. Un tema che la Lidu ha a caro è quello appunto dell'immigrazione. Come presidente di Lidu Napoli da settembre 2017 la mia prima iniziativa infatti è stata proprio questo dibattito immigrazione, problema o risorsa, perché come si diceva prima l'immigrazione non deve essere considerata qualcosa di negativo, ma cioè, la persona immigrata può contribuire appunto agli aspetti socio-economici del paese. Sì, in questa occasione il nostro Antonio, qui presente, presidente del comitato di San Nicola alla Strada, appunto ha parlato del sufismo murid, ci ha fatto conoscere, ha cominciato a farci conoscere questa realtà. Sì, concludo offrendovi la nostra massima disponibilità come Lidu Napoli, ma anche proprio come Lidu nazionale, insomma il discorso interreligioso, quindi vi aspetto a Napoli o anche a Roma, il Presidente nazionale sarà molto contento di ospitarvi. Grazie. Rappresento, sto alla direzione del comitato Lidu di San Nicola alla Strada, quindi in una strettissima collaborazione con Napoli. Innanzitutto ringrazio Sua Santità Serin Mame Morbake, nipote del fondatore del muridismo Ahmadou Bamba, ringrazio il Marabù, cioè il maestro Aboka, che è il capo della confraternita di San Nicola, qui che è la più importante del meridione, è la più importante del meridione come sufismo murid e attrae anche le correnti esterne al muridismo, quindi immaginate di che centro si parli. Dopo il Marabù Aboka ringrazio il dottor Malik Diav che svolge di fatto funzione di coordinamento tra le confraternite italiane e di parte della Francia occidentale, che è uno dei miei principali contatti qui, riusciamo a lavorare, a capirci molto bene e a sviluppare cose. Ringrazio il console e tutte le autorità presenti. Perfetto che ci sia il prefetto oggi, che ci sia anche il sindaco e la rappresentanza associativa. Muridismo, che ho potuto individuare due elementi portanti in questa corrente specifica. Da una parte il significato... Prego. Questi due elementi importanti che ho potuto vedere nella corrente, ovvero da una parte il discorso non semplicemente religioso, ma il discorso mistico di particolare rapporto col trascendente che è tipico delle tradizioni sufi e diventa poi, appunto per questo particolare concetto di comunione tra gli uomini, a portare in Senegal a far sì che le famiglie miste cristiane e musulmane siano una normalità in un paese al 90% musulmano. Non solo, il discorso interreligioso tale che i sufi murid il Natale festeggiano assieme ai cristiani e viceversa, o addirittura che portò il fondatore del muridismo Ahmadou Bamba a scrivere una poesia in onore della Madonna.
e l'altra polo ovviamente il significato sociale di queste cose, di questa particolare tradizione che diventa quella tolleranza, ma non solo, diventa in Africa, nell'Africa subsahariana, il muro contro l'estremismo religioso, motivo per cui non ci sono problemi legati al jihadismo in Senegal, grazie a questo. L'esperienza che qui ho avuto ancora prima della fondazione del Comitato Lido di San Nicola alla Strada ha portato quindi alla collaborazione tra la Muridia e il Corriere di San Nicola e varie operazioni e progetti che si sono svolti. Si è tenuta una cronaca enciclopedica del muridismo qui a San Nicola alla Strada, proprio ad opera del Corriere locale. Siamo andati anche a Radio Caserta Nuova, dove si è affrontato non solo il problema sociale ma anche quello del misticismo, e c'è stata la collaborazione anche con antropologi, con studiosi orientali come la professoressa Virginia Napoli, una delle specialiste nazionali del muridismo. E oggi che c'è anche la Lido a San Nicola alla Strada e con la forte presenza di Napoli si possono compiere passi ulteriori ancora più interessanti. Vi ringrazio. Riguardo l'incarico che sta ricoprendo la sua eminenza Serin Mamor Mutada, noi sappiamo tutti che è un formatore, ma non si limita soltanto al fatto di formare, ma ha creato delle strutture in quanto imprenditore per poter permettere di assorbire il deficit che c'è nella mancanza di lavoro, nella disoccupazione. Ha creato delle società che lavorano nel calcestruzzo, nei trasporti, nelle assicurazioni, per poter permettere a questi giovani, una volta raggiunto la fine del loro percorso formativo, di potersi inserire sul mercato del lavoro. E questo è un fatto importante da salutare per poter contrastare l'immigrazione clandestina. Serin Mamor, la sua eminenza non si ferma soltanto a metà strada, no, ha cercato anche di instaurare un cambiamento, un sistema talmente efficiente che l'UNESCO ha imposto, ha proposto alla sua regione di copiare il modello di insegnamento nel lingua Stascia Ahmadou Bamba, e di recente, il 2 di maggio, Serin Mamor per la prima volta nella storia dell'Africa occidentale ha inaugurato la facoltà delle scienze religiose, delle umanità e delle civilizzazioni, in presenza della massima autorità Murid Sheikh Mohammed al-Muntakha, che è la nostra autorità suprema. Serin Mamor non si è fermato a quello, sta aiutando i giovani a essere coscienti che adesso, in questo mondo di mondializzazione, la cosa importante è di essere quello che siamo, ma di aprirsi ai correnti positivi delle culture che incontriamo, perché credo che l'incontro tra diverse culture e un arricchimento deve essere un fonte di fratellanza, di cordialità e di incontro positivo, e non tanto un'arma per farsi la guerra, perché dobbiamo soltanto vivere in un mondo di pace, e la pace passa l'unica via che abbiamo per la pace è l'incontrare i popoli diversi per scambiare e costruire una civilizzazione in cui tutti noi troviamo la nostra forza. Vi ringrazio. Per esempio dell'incontro, innanzitutto io devo presentare le salutazioni del prefetto di Napoli, che veramente potrebbe essere oggi con voi così, perché la domenica è poco complicata per lui, ma mi ha chiamato dicendo che era veramente molto dispiaciuto di non stare qua con voi. Anche ti mando un saluto del sindaco di Napoli, anche il questore di Napoli. Tutti gli enti pubblici del Napoli sono preparati per voler essere qui con voi di questo incontro, però ringraziamo tutti, a voi, ai vostri presenti, per la conclusione. Grazie a tutti, grazie. Importante l'argomento, quindi noi prefetture dobbiamo sviluppare questo argomento. Noi speriamo di favorire, aiutare il dialogo tra le comunità con le istituzioni italiane. Questo è il nostro obiettivo. Grazie. E la comunità senegalese che vivono qui, come hai visto la comunità senegalese che vive qui in campagna? Non vi sei, dopo senegalese qui?
Allora, io posso parlare della provincia di Caserta. mu ni moom mën naa wax waaye nag ci province bu Caserta rek lay mën a wax. In provincia di Caserta la comunità senegalese è una comunità pacifica e operosa. doomu Sénégal yi dund fii ci Caserta gis na ni communauté bu am jàmm lañu. Non ha mai dato particolari problemi tra. waaw jërëjëf xam naa niñ ko waxee léegi rek lii du lu yomb ndaxte ñoom kilifa yi yëpp nga xam ne kenn ku ci nekk pour nga dem fekk bureau war naa nekk loo xam ne lu jafe lay doon ñoom ñu àndandoo ñëw fii ci kër gi boole koog muy bés boo xam ne bésu noppaleku la kooku lu rëy la wante nag ba tey tamit ñu ngi ciy santit nag comme ñi fi nekk waaw ndax tamit bu fekkoonte ne am nañ ñoom doxe woon nañ leneen wala ñu amoon yeneen doxiin wala yeneen jikko yu ñu fi wane kon kóolute googu loolu du mën a am kon dafa mel na ñun liñ ci jële rek mooy ñi ngi sant ñooñu ci seen taxaw li ñu def ndax li ñu def du rëy la wante tamit ñi ngi ci santit autorités yi fi nekk fii muy kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci communauté bi fi nekk ndax bu am na noo xam ne bu demee woon noonu duñ leen gis sax duñ leen ko def waxuma laa nag ñu jaral ñu di leen déplacé wu kon dafa defe ne lépp dafa delluwaat ci ñoom waaye tamit gërëmaan ñi nga xam ne tamit ñi ngi xool ci nit ki duñ xool nit ki alalam duñ ko xool melam duñ ko xool mais mi ngi xool ci comportement ba suñ ko gisee rek dañ leen jaral ñu def loo xam ne mën naa am mënoon nañ ko bañ def loolu lañ ci jàngate te Serigne Touba dëkkam bu tedd bee la ko fa gën a ñor mooy xam-xam ndax laata ngay tabax juma da ngay defar imam bu mën a jiite kon liy jiite ci xam-xamu diine mooy jàng Serigne Mountakha mii bi mu toggee di Serigne Touba li nga xam ne mooy njaal benn liggéeyam wax na ko mu yëpp dégg ko te ne ku dem mu dem ku demut mu dem mooy xam-xam te kon fekk na ca magam ju baax gi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ni Fatma fekk na ca wajuram bu Cheikh Mouhamadou Moutada waaye fekk na ca rakam ju baax gi di Serigne Mamadou Cheikh Ahmadou Moutada institut yi nga xam ne taxaw na ak université nga xam ne université ni nga xam ne noonu la jafee bi projet bi jógee dañu ko teg ci suuf mënta nekk ba tey état bi di jël ay étudiants di ko yóbbu ci université Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha dem ba ñu reconnaître bac arabe bu njëkkoon ku jàngoon arabe ku ne ab arabisant lañ lay jàppee jàngale donc ngay man léegi ñu reconnaître bac arabe nga xam ne da nga mën a dem ba def enseignement supérieur am sa doctorat am sa ay master kon loolu ku ko indi jar nañu dooloo njukkal dañoo bëgg nag participation bu symbolique carte yi du xaalis bu ñu jël di ko jox kenn dañoo xayma ne murit bu ne war naa mën a addiyee Serigne Touba ñaari saako ciment ñu xayma ko ci 15 euros at mu nekk taalibe bi bu ko mën loo mu dagg ko carte yi itam du ñu ko jaay fi ñu toll dañuy jaay information bi rek incha allah suñu daal ne suñu kàddu bu siyaar bi jeexee Serigne Cheikh naa dana jël lim bu takku jox ko sëñ avocat mu jàllale ko ci biir fédération bi yëpp liñ ci jublu tamit mooy taalibe bu ne le Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ne pujub murit bu ne sa pujub ne mooy sa seer ak Serigne Touba ëllëg nu bëgg carte wu ne di sa seere nun diaspora bi lu nu am ginnaaw yàlla Cheikh Mamadou Moutada tax bayit yi saa yi doon yëkkati léegi inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki mu tarra seere saa ngi nii fukki nga Serigne Touba ak ñeent ñi ngi Italie te c'est le berceau du christianisme kon loolu du lu ndaw kon lu nu am fii ginnaaw yàlla Cheikh Mamadou Moutada moo tax ku mënta fay bor la ku mënta leb la mën a fay bor noonu tàppal sunu ñaq nun jëlit yi yàlla yi noonu tàppal sunu ñaq nun talibi Serigne Touba ci liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyu l'islam ba sama doom dana ci dem dooyu mbay ñag dem ca jarbaatam dem de keneen dem ca et bénévolement la ko sëñ Mamor di def muy liggéey bu rëy boo xamante ni nii kenn fekk ko ci demul ci réewi naar ñaan dimbal ab ONG dimbali ko ak gouvernement financé wu ko te talibé Serigne Touba yi li Serigne Touba bëgg ca dëkkam bee noo koy def kon nun ñëpp nu jàpp ci damay bëgg ma bañ kàddu yi tënku rek moom lañ leen waxoon ci tàmbali bi bu noppee ñu door a jox al Cheikh Abdoul Mouhaymin Mourtada ci tomb waxtaan woowu muy wàccuwaay bi nga xam ne kër Serigne Touba yi am na ko ndax mel na ni bennoo bi moo tax ngeen mën a am lii ginnaaw bu ngeen ko amee nag pour mën a téye loolu mu am continuité wàccuwaay boobu mu am la ñuy ànd ak fadilatu Cheikh Mouhamadul Mourtada Amar kon Serigne Mourtada tafaddal mashkuran. ñu ngi nuyu bu baax a baax te di leen jéggulu ci kàddu yi waaye di leen ndokkeel ci bis bi ngeen am itam ne war nañu bàyyi xel lu bari
dana nekk njëriñ lu ko fekk fa mu nekk ndax dañu wax ne nit ku ne war nga xàmmee bagage bi ñuy tuddee accompagnement ak bagage bi ñuy tuddee fret. fii ci àdduna li fi am mooy ku ne yaa ngi gàddu sa wëlis ak sa saak fas yéene boo yeggee fa nga nekk nga wàcce ko waaye yowmal xiyaam du loolu. ñiy organiser coow li foofu la amee de yowmal xiyaam du loolu. yowmal xiyaam li mu nangu mooy feret def sa bagage mu dem soo yeggee nga laaj say LTA ñu jox la ko nga génne say bagage mbay jaag ñeneen ñi mel ni moom yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu jot seeni LTA ba jot li ñu doon liggéeyal sëñ Touba ci barab bi. am na ñooñu it xëy na dañu fi nekkul waaye ci mbooloo mi lañu bokk dinaa wax sëriñ Abo mu jotil ma nuyoo sëñ gasankaat ñi mu bokkal liggéey bi yépp te ñeneen ñi nekk Sénégal te fekkuñu leen fi yàlla na yàlla delloo si leen ci jàmm. fii nag dama wax léegi ñu ne kër Serigne Touba sëñ Touba dafa wax ne këram dafa am lu mu nangu am lu mu gàntu. gis nga li sëriñ bi doon def di laaj xaalis di ko dugal ci kër sëñ Touba yi barab bi nangu na ko waaye am na lu mu gàntu. li mu nangu mooy manziluna rahbun sëriñ bee ko waxal boppam de manziluna rahbun li man zarahu illa li ma harramahu alxaaliq. sëriñ bi dafa wax ni sama kër lenn la nangu déglu leen li kër gi nangu ku ci bëgg a def danga koy xam. mu ne ku ngeen fi sew mu wàcce walisam ci buntu kër gi nee na ubbil leen ko te yaatal la ko waaye wax leen ko charte bi kër gi nangu ak bi mu bañ. ñu ne ko ban charte la nangu ak ban la bañ mu ne illaa li ma harramahu xaaliq lu yàlla xaraamal kër gi nanguwu ko. lu tax kër gi nanguwu ko dërëm bu fi njib ba mën a am kër gi dañ koo laaj ci yàlla ñu joxe ko ci yàlla ñu laaj ko ci pas-pas ñu joxe ko ci pas-pas moo tax kër gi nanguwul caaxaan. yéen a ngi dégg wax bi de mu am bu may doon wax nag léegi mu marqué Serigne Mourtada tukkeem dafa am lu tax mu jóg. dafa ne cëpp États-Unis d'Amérique journaliste yi ne ko looy wut États-Unis ak lu la fi tax a ñëw mu ne leen ñëw naa fi waaye sama diine terewuma ko te war naa fi ñëw ñi fi ay jullit ma fàttali leen seen diine fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin mooy wax de mu ne leen bi ci topp itam ñi di ay taalibe murit nekk fi ku ma fekk nga tege ci yoon ma soññ la ci ku ma fekkul nga nekk ci yoon ma ne tegal la ci yoon ne la doxal. ñu ne ko ak ban mu ne ma woo ñi jullit jullit ngir ñu ñëw waaye laa ikraha fi diin qad tabayyana rushd min al ghayy duma leen woo mukk ci jàggati ak sonal leen. ci yor boobu ñu toog benn jëmm jamono ba yàgg benn waaye ñëw ne ko bu ñuy wax góor gi Cheikh Dramé ne ko yëg nga ne musée bu mag ba ca Chicago dañu wax ne Cheikh Ahmadou Bamba bi mu demee exil fa la faatu fa lañ ko denc kees dañu indi Sénégal suul ko wala tuuma bu garaawe noonu fekk ñu war a dem Washington mu ne nañ wëlbati billet yi ñu dem Chicago ndax loolu waree su koo bàyyi mu jàll. keroog bi ñu àggee Chicago mu yëglu directeur musée bi ne ko 3 heures ci ngoon lañ la mën a recevoir ci musée bi. bi nu àggee
janaax département bi nga xam ne ci la Afrique nekk ak fa Sénégal cité wu ñu fekk fa benn witin bu mag loolu góor gi Cheikh Daabou Rahmane waxoon loolu la ñu fekk ñu bind ko fa Cheikh Amadou Bamba dem na exil faatu na Gabon denc nañ ko Gabon andil nañu kees Sénégal denc ko fa mu ne ma demal indi sac diplomate bi ma indi mu génnee papier ak teetam wax sëñ Moustapha bu sëñ Cheikh Mbacke ne ko bindal mu ne ko lu may bind mu ne ko at mi sëriñ bi génne exil ak at mi mu dellu see ma gane àdduna 1921 nekk feeg moom juróom-ñaari at bu sëriñ bi desoon foofu man du ma am bu fa desoon du ma am waa ji daal di dégg wax ji daal di jël kii bi daal di tijji génn këyit yi fa fekkoon boo xam def ci poubelle bi jël këyit bi sëñ bi bind signé ko taf ci biir ne wax ji ma jëkk a dégg ji ma mujj dégg laa gën a gëm nga xool loolu jàngkat ya ma fa fekk nag ñu teg fa benn jàngkat boo xam ne xasida yu neex lay jàng waaye man du Saliou Seck du Sidou Ndiaye du Bamba Thioune du Fallou Ndiaye xaw ma ko mu doon ñu ne ko waaw xasida yi ñuy dégg fii ñuy jàng nu mu demee nii mu ne benn milliardaire bu jóge Ford moo ko fay ñaar fukki at ne naa ko koy tegal ndax moom Bamba ji la bëgg a dégg kon inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li malikil multara te yaqalu bi adani lillahi abdun xadimun li rasulillahi wax nga dëgg mu doon loo xam ni kon mbira ngoog kër gii ñuy wax wuutewul ak Touba lu tax ma wax ko dafa am benn assistant te lii bu ñu andiloon sëñ Mourtada ci El Azhar muy jàngale bu ñu koy wax Mouhamad Nada mooy ci jàngalekat yi jëkk biñ ko affecté Sénégal dafa tëdd guddi gént ñu ne ko yàgg jëm Madinatul Munawwara mu ne loolu mënut a nekk daal di jël terrain dem Dassouk mu ngi bokk ci tarixa Cheikh Ibrahim Dassouk bi mu demee mu ne leen mu ne sëriñam dama jaaxle dama jëm ba Afrique ay tuubeen lañu ma fay jàngale diine ñu ne ma yaa ngi jëm Madinatul Munawwara te loolu mënut a nekk nu muy demee mu ne ko fi'lan mën naa nekk mu ne ko nu muy nekkee mu ne ko foo dem koo ñu sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga xam ne foofu fi'lan Madinatul Munawwara la mu ñëw ñu copte ko yóbbu ko Daarul Muallimin Dakar mu toog fa juróom benn weer ñi nekk Touba dem di fayu ji seen salaire ci ambassade ba mu ne damay ànd ak yéen dem Touba kër bi ñu ñëwee Touba ndaam la nekk ëllëg si ci ngoon ñu ne dañuy gont ziyaare si barabu sëñ Touba li ma leen di wax maa ko fekke de bi mu yegsee ñu dugg ci barabu sëñ Touba bi di ñaan bàyyi su ndaw ne allahu akbar waa ji yuuxu daanu ci suuf ñu téye ko di ko jox ndox ba génne ko ci escalier ci penk ne ko lu xew mu ne dama géntoon ñu ne ma yàgg jëm Madinatul Munawwara sama sëriñ ne ma loolu mën naa nekk waaye taxul woon ma gëm ko waaye bi allahu akbar amee dañ ma mel dañ may tël ne ma yegg si nga yàgg Madinatul Munawwara te daf maa waxoon ne fu ñu soppiwul sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek foofa Madinatul Munawwara la kon na waytu maa yujaddidu sunnatahul gharra wa inni ahmadu sëriñ bi ko wax moo tax damay wax ni sëriñ Touba dafa jëf leen teel yonent bi ba nuróog yonent bi moo tax mu ne minal xadim ilal maxdumi misaan laa yantahi kayduhu ajrun wa misaan xadim mii li mu yëngal jëme ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nattkat du leen wax ñaata lay posé kat di leen wax poids bi ñaata la kenn mun leen ko xayma ba wax leen nu mu demee moo tax dañoo nuroo bay leen moo tax mu ne aqsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wa hibbun wa ma abahu yafaaw nuroo gaagoo kon Touba di barab ko kenn soppiwu fa sunna fii kenn du fi soppi sunna fii
kenn du fi soppi sunna ndax sëñ bi moo wax ni bëgg bi ni mel kon lu ci waay di def na nga xam ne yaa ngi koy def ci néegu yàlla te sëriñ Mourtada moo nu waxoon nenu ma ne ko sa liggéey bii nu mu demee man damaa gis ku fi nekkal sëñ Touba nga leeru ko rek di ko yokkal la muy def te yow li ngay def nga koy def di wéy mu ne ma suñu borom moo ma ko jox waaye ku ci ànd ak nun mu ne ku ngeen ci séen bu leen jàpp ne maa ko ci doon loo dara suñu borom moo ko ci doon loo dara waaye nag ku ci ànd ak nun bu ëllëgee boo jàkkaarloog sa borom da nga xam ne àndoon nga ku doon liggéeyal yàlla kon doy na sët doon bi sëñ Tuubaa ni rek ku ànd ak man ànd nga kuy liggéeyal yàlla doy na sët garant mu mel ni nag bennoo bi ñu doon wax mas nañ ci wax benn bis mu ne ma xanaa taalibe yi xamuñu ne bennoo ñoom war nañ koo mën a jànge ci dëkk réew bi ñu toog ma ne ko lu tax mu ne bu njëkk da nga daan wax Italie France Allemagne Belgique fu ne léegi dañoo communauté européenne lañ wax te gis ci njëriñ moo tax ñu def ko xanaa ñoom gisuñu loolu ngir jàngal ci loolu bu loolu jàngale mu leer nañu bu yàggul dañ naan lii marque la lii liira la lee waaye da ngeen a xëy xëy lépp di euro lu tax ñu def ay njëriñ li ñu ci gis moo tax ñu def ko kon ànd yi ay njëriñ lañ ñu ci digal te dinaay wax ni lu ngeen gis ci yoon wi mu di ànd béton ba tooy na moo ko joxe bu njëkk ñi yaroo Touba ak mag ñi yëg nañ ne béton ba tooy na moo fi indi jumaay Touba jeeg soroo yi waaye ba béton bi tooyee xewe itam poos yi moom xewi wut bu tooy bi tooy bi moo fi indi lii kon lu wax ni li am solo dafa am loo xam ne xam ko dafa baax nga ne lii yàlla def nit ku am xel daf koy nangu ñëpp a yem ku ngeen dégg mu wax ko bay ba ngeen faju ñëpp yemul fadlu taxsiis dafa am ngëneel boo xam ne yàlla la soog mu defal ko kooku waaye yoonu kooku nekku ci shahru ramadan li lu génn li mu gënee weer wi ba ñëpp di rëg-rëgi di ci sonn yoonu ramadan nekku ci su borom la soog mu ne ko yaay shahru ramadan def ko ci lim ko defal beneen bi ci topp guddi yi yëpp sangu guddi yi aljuma la yoonu aljuma néew ci suñu borom moo ko jagleel mu doon ko kon waxtu bi ci gën a am solo takkusaani aljuma la yoonam nekku ci yàlla moo ko baaxee mu doon ko waaye boo ko laajee lu tax nga gën waxtu yi du la ko wax ku fi gën nit wala nga raw ko ci yàlla boo ko laajee lu tax gën ko mooy woon mën nga ne fat du tax sis la amul benn école booy dugg ba génn ñooy la léegi apt nga ba ngay nekk sëb sëñ Tuubaa yàlla koy defal nit rek kon bennoo gi nag dinaa ci bay kon jërëjëf sëñ Mor yàlla na la yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak suriyata min seytaan bigi min hamad sayid sayaatin wa a'uuzu bika an yahduruun alhamdulillahi rabbil aalamiin wa jul yëpp teg loxo sëñ Mamadou Mbacke te malana loxo Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke mi borom tuwaaj kaw suuf ñi nga xam ne def ko ne gudd wànd ko wér bi di salaam muy alxuraan ji xam ne mi nga xamal ndaw ñi kawe ko ci liggéey sëriñ sëñ Touba ndax lépp alxuraan léppam lu alxuraan moo la ko liggéeyal kon loolu kon ñu di ko sant di ko gërëm sàmm def ko gën ko wér ba mu àggal yéen ñi xam ne sant mbooloo mi xam ne moo ñëf te ci bàyyiwu ñëpp nag suñu xool seet na baax a baax ndax la waxtu daa xaw a gàttam naa ne duñ ci mën a sori looloo waaye li wëtu wër mooy daal suñu xool seet bu wéet cëng ñu ko seet sang bi xam ne moo fi teg mu sëñ Mamadou Mbacke te xam ne ñi xam ne maa ngi ñëw ak Cheikh Ahmed Tidiane di ak yu xel ak mboolem dëkk yi yëpp rek muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi taal bi nga xam ne maa ñëw tam ñoo bokk liggéey bi tam gis naa si taxawaay rafet na wax di yàlla du ma def lu dul di leen sant tey di leen gërëm tax ki tax ngeen def ko gis na muy Sëñ Tuubaa kenn ku ne ba mu defee fukki ba léegi yéen a ngi sonn guddi bi suba ngoon nopp lu mais xëyu leen marché débu leen denn lu dul maam ngi nekk ci liggéey Sëñ Tuubaa bi loolee gis naa ko tey sama xol seet nañu baax a baax du ma def mu di sant tey di leen gërëm ñaan xam ba den paje xaay saaxire baatal ba li xaay yéen ko xam dañu xéwal yaatu yaatu ñu ko mën a liggéeyal bi yaa salaam ni santam mboolem ñi nga xam ne tam ñoo jàppale ci liggéey bi mu doon nga xam ne ñoo jox addiya ji ak ñi nga xam ne ñoo ko doon soññee itam loolee gis nañ ko baax a baax sawaat sëñ Malick ak xale yi nga xam ne sëñ Mañaa Wañaan ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ko jàpp ne ci wàññi si Mouhamadou Lo ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ko jàpp ñëpp bàyyi kenn nag ndax bu ñu limee dañuy jum waaye
xam ne mooy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi lépp gis na ko yàlla si alayhi salaam suñu ko seen baax a baax ndax dañuy bañ a guddal wax ji muy gën a guddi tey loolu du ko jël ndax fi ne waxtu yi dafa fi ne jigéen timis fii li des ci mooy daa ko fi ne waxtu geral fi rek moo ci des ngi ngeen jul timis te boo ko defee kon day gën a gudd te itam ñi ci bëri syndicat xëy na du bëri waaye li xam ne suñu xool seen baax di sant baax tey di gërëm ñëpp rek bàyyiwuñ kenn muy góor mu jigéen mag mi ndaw sama ba dimbali bi yàlla salaam fii nga xam ne fii nekk nag di fi léegi Sëñ Tuubaa nag liggéey bi kenn ku ne wax ni ne ko xanaa def gën a gaar rek mooy daal ñu fexe daal ba incha allah ren jii daal li xamante ne mooy ñaari at yii muy 2018 bi nañ fas yéene dajale ñaari at yëpp fas yéene ko matal ba jot kër gi incha allah rabbi loolu tam maa ngi xam defal jàppale xiwal defee été bu ñu nangu fexe daal ba kenn ku jënal léegi ci yéen liggéey Sëñ Tuubaa sama defal ko ba nga def la kaw jotul bi yàlla sal sam te mboolu ñëpp dara seen xadim wala soxal seen jëf ci ngeen jëf bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم bokk jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di ñaan yàlla defal nu jàmm defal ko bépp jullit di jiital ci nuyoo bi rek suñ gan gu tedd gi muy sëriñ Mamor Mbàkke mi nga xam ne yàgg naa ñëw Kasarte gi yàgg nu fee fekk te li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la bëgg a dégg mooy waxtasimu bi hablillahi jamihan wala tafarraqu loolu kàddu la goo xam ne gi jàpp dëkk bu mu nekk bu ne da koy baamtu ay yooni yoon te loolu ket ñi ngi ñaan képp koo xam ne kii yaa ngi teg sa tànk ci diine rek nga gën a sax ci loolu ndax bokkoo doole lay tàqali ko mbugal lay tekki maanaam isaab kon nag ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax ci bennoo bi nga xam ne bi sëriñ bi mi ngi koy sàkku ci bokk jullit yi li wacc saayir karim ñu ngi koy ñaan képp koo xam ne kii yaa ngi fi rek nuyoo bi nag ñu ngi koy def ci ndigalal alhaaji Ousmane Dieye mi nga xam ne ni mooy suñ jiit fii ci Kasarta ñoo ngi ànd ak moom ak bokk mi nga xam ne mooy bàcc Jóob jógee fële ba Salerno ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ak Mor Loom mi nga xam ne moo jógee fee Napoli ànd ak Alaaji Njaay ak bokk jullit yi nga xam ne ñoom la ànd ak ñëw fii ngir yàlla ak bokk ak sañ aboka lii nga xam ne moom la nekk ànd ko ak bokk yu tedd yii fas yéey naa teeru sëriñ bi tereel ko ndax wax képp koo xam ne nga am nga gan man nu muy dëggal mooy nga teral ko liñ koy teralee nag mooy ñu bokk ànd am yar am teggin ci kanamam déglu li nga xam ne bi mooy kàddu yi nga xam ne mi ngi koy yëkkati jëmale ko ci bokk jullit yi nga xam ne ñoom la fekk fii ngir buñ fi jógee mën a jariñoo kàddu ga muy suñu njariñ tey ak ëllëg ñoo ngi ciy ñaax suñu bopp fa tabarakallahu di ci ñaax bokk jullit yi nga xam ne ñoom la fekk si fii bokk yi nga xam ne ñoom lañ bokk ak fii nag bari na ay ñoo xam ne dañoo nekk ci ay xat-xat tey nekk ci yeneen yitte ca àll ba waaye kenn ku nekk yaa ngay téléphoné di méthode li nga xam ne moo leen mooy seen ñàkk fee nekk ñu yóbbante ay kàddu yoo xam ne nenañ bu sën bi ñëwee ñoo ngi koy yëgal suñ siyaar ñoo ngi koy tàllal suñ loxo di ko xamal ne ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla àggal liggéeyam bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi nuyu ñëpp fa tabarakalla di leen siyaar ñi ngi ñaanal képp koo xam ne kii teew na ko rek yàlla na yàlla faj saajo bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Son Excellence monsieur le consul général de Napoli. bismillahi rahmaani rahim mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di nuyu sëriñ bi di ko ziyaar te di ko wax ni na dalal jàmm ndax ñun ñëpp ku ne xam na ni périple bi metti na Italie gudd na ni mu koy wëre ci tournéem bi lu ñu mën lu dul waslu ci àq ndax coono kese la coono la ci moom
mais xéewal la ci ñun ba tax na ñun ñu koy teertu tey fii ci campagne ñu ngi koy ziar bu wér man ci suma wàlli bopp maa ngi koy ziar ci sama tur ci turu état Sénégal bi ma fi teg ak ci turu ambassadeur beeg turu autorité yi nekk Italie yëpp bëggoon nag profito ci bés bi pour lancer fi benn message bu gàtt rek ma bëgg a xamal sénégalais yi ni leen fi ñu toll nii ci guddi yi ñu toll réew mi soppeeku na te bu réew soppeekoo ña fa nekk dañuy soppi doxalin li may ñaan nag ñëpp mooy am ngeen fi autorité bu ñuy wax consulat képp ci yéen ñi ko dégg ak ñi ko déggul ñi ko fi dégg nañ dem jottali ko ñi fi newul képp ku ci am problème ak foo mënti amee problème li nga war a njëkk a xalaat mooy woo leen sama waa consulat yëgal leen ko ni am naa problème loolu rek lay ñaan ñépp ñu xam ko ndax bu boobaa ñun ñu yëg ko mën cee dox suñu kem kàttan te nag ku ci nekk fagaru ak fu mu mënti ne ba am numéro téléphone consulat bi boo ko amut amal numéro téléphone portable ku fay liggéey waaw loolu message bi laa bëggoon sànni pour ñëpp dégg ko di ñaan yàlla ñu yeggali bés bi ci alhamdulilah rabbil alamin ndax neex na ba noppi di sàkku ji sëñ bi mu dolli ñaan yokk xéewal yi yàlla suturaal ñu ku fi am jafe-jafe yàlla na ko yàlla faj ci bés bi ci barke teewam jërëjëf wasalaam ci ay baat ñu jox sëñ bu soobee yàlla incha allah rabbi sëñ ko bismillah rahmaan rahim bismillahi rahmaani rahim monsi billahi mina Italie te ñëpp di ko fa xaar ca loola liggéey booba ca la nekk moo tax teewewul jataay bii di la sant di la ñaan tam di suñu borom yàggal la ci suñu kanam di la ñaanal tam di ñaan nga ñaanal sénégalais yi nga xam ne mooy ay sénégal de l'extérieur lañ di fi dawtaa li nga xam ne mooy addiya comme ni ko consul waxee rek mooy réew mi am na changement cambiamento am na fi waaye képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Touba yaakaar suñu borom tey doxeet ca tegtal yi nga xam ne moom la Serigne Touba santaane woon yaakaar naa ne doo fi am problème ndax taalibu Serigne Touba moom Serigne Touba fàkkal na ko aw yoon woo xam ne du gis tolof-tolof bu jaaree ca yoon wa mu war a jaar te heure bu ñu jàkkaarloog yow mii tamit nga toog di Serigne Touba yaakaar naa ne tolof-tolof yooyu nga xam ne gouvernement wu Italie taxawee na ko duñ ko teg bët di soññ tam mbokki taalibe yépp ñu am yar teggin dox ci tegtalu li nga xam ne moom la kilifa gi joxe muy Serigne Mamor Mbacke ñu di ca doxee ndax ab taalibe ndigal rek la wéye ab taalibe dafa war a normal dafa war a set dafa war a respecter nit ñi te dégg nañ préfet bi li mu wax fii ci kanamu ñëpp te témoignage boobu rek moo ma sa am ci sénégalais yi mooy ñu correct ngeen ñu respecté ngeen kon nañuy doxee ca loola ba ñi nga xam ne ñu ngi ñuy xaar ca googa gaal te muy gouvernement bu fi wees bu nekk fii duñ leen gis ca loola di ñaanit ci barkeb Serigne Touba ci sa barkeb jëmm ji ba buñ ci am benn tolof-tolof ba gouvernement boobu jóge fi ci barkeb Serigne Touba ñu ngi koy ñaan te ndegam jàkkaarloo nañoo ak yow rek yaakaar nañ ne maanaam soo sa saafara soo sa jafe-jafe dina saafara di la ñaanal ci sa barkeb maam ci barkeb Xaadimul Moustapha liggéey bi ngay liggéey ci liggéey Serigne Touba bi suñu borom defal la ndam nga yàgg cee ànd ak ñun àgg ceeg ndongo yi ak taalibe yi ba ci ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk yépp di taalibe tamit suñu borom may leen kàttan gi ak doole ji ba nga xam ne liggéeyu Serigne Touba bi fu nga ko songee rek maanaam muy ci koom-koom muy ci xam-xam muy ci lépp suñu borom defaral ko taalibe yi ba nga xam ne du manqué addi Serigne Touba jooju du màggee di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu ambassadeur du Sénégal di la ñaanal tam nga ñaanal Sénégal jàmm dal ak lañ fay dégg muy ci wàllum jëmu koom-koomu pétrole ak gaz ak nangam sangam te nga xam ne réew yu bëri bu fa amee day am ay metti
yàlla bu mu fa jaar ci barke maam nga ñaanal ñu ca loola tam xéewalu Sénégal yépp ba nga xam ne tukki bii ñuy tukki sax ñu toog ci suñu réew ba ñëpp jariñu ci. di la sant Mbacke di gàttal samay kàddu ndax taalibe Serigne Touba Cheikh Rafal la waruma wax ju jëm kaw di sant bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Chargé des affaires consulaires à l'ambassade du Sénégal à Rome, jërëjëf son excellence le consul général de la République du Sénégal à Napoli monsieur Idrissa, bokki jullit yi bokki taalibe yi ñun ñëpp la bokk déglu, l'ambassadeur de l'islam, l'ambassadeur de la paix, l'avocat des immigrés. Mbacke ki doon tarif yi léegi rek Moustapha rek jaroon na dagg bi Mbacke ñëw ni ko sa wujur wa daan waxe Mbacke tubaab yi bu seen pexe ju woon lii du am balay sa jotaay bii woon ci kaw ku mu jaaxalut man Seex de jaaxal na ma 1895 lan la woolu sa maam ji tedd ja Xaadim Moustapha mu jabal borom daal mo Sëriñ Baye Mbay Sëriñ Moussa Ka ni jëmmi nit ak jikkoy malaaka cor na fàtte wuute naag Moussa Ka 1895 tubaab yi génn sa maam Xaadimal Moustapha mu ànd ak ñoom ni sababu xëybati ya anna allaha arada an anala min ujaa wa nakuna shafiyan li xawmi yakun xaadiman fi daw mi te kenn woowu ko teesante muy ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ba 1902 mu dellu siwaat bu liggéey boobu nanguloon Mbàkke jotaay bi du am tey laa mas a gis bu njëkkoon da nga daan jóg Mbàkke di leen fekk tey dañu la fekk si ana particularité fekk si mooy lan ci kër Serigne Touba lañ la fekk inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki mutarra tey xool ni bi ànd ni abdu ilahi wa xadimu li rasulillahi bala si bur yaa am ndam Serigne Touba rek la ñor guddi bëccëg suba ngoon muy taw muy neese nga fa leen liggéey sa maam Xaadimal Moustapha Serigne moom mu tadaana Serigne Touba junni watra sunu boone rakamata bi bi shukrin warida ya wasiha wasatali bal mutada Amérique may na Cheikh Mouhamadoul Moutada Afrique may na Cheikh Mouhamadoul Moutada Touba Parma Cheikh Mouhamadoul Moutada Touba Caserta Cheikh Mouhamadoul Moutada Touba Bergamo Cheikh Mouhamadoul Moutada Touba Rimini Cheikh Mouhamadoul Moutada nifali wa ibqaahi wa fusi bila anan bi kawni xadil musafatadul bàyyi bas débur yaa am ndam Mbàkke lu ne fàng kenn du ko jeex Serigne Moutada ñibbi aljanna ñi doon Serigne Touba ñëpp wutu ko ci jotaay bi ko Serigne Saliou ba ci Serigne Mountakha mi toog kenn ku nekk yeesal la ndigal ci liggéey bii waaye jàppoo ko pouvoir na nga ko jàpp responsable te xam ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati moo tax nga am résultat. Université Amadou Bamba nga ne vous avez écrit en lettres d'or le 2 mai 2018 avec l'inauguration de la faculté des sciences religieuses des civilisations et des humanités. Mbacke jël sa alal li bopp defal ci Serigne Touba Khadim Moustapha foo ko def daanoo alimul xabir fa sa maam jël moo Serigne Dame Abdourahmane defaroon gars yi Serigne Dame Abdourahmane mënu naa wa jama ma sàmm soxna ma taalum jóge seen ak bala si biir Serigne Mbacke maaram yàlla guddal sa fan ñu bokk ñu ñëpp déggu la masala de l'islam ci liggéey bi day ñaan ni liggéey bi yàlla bu ma ci gis sama bopp ñuy ànd ak moom di dox mu am signe yoo xamante ni am na ñooñ bu doon ñooma danañu fay ay millions télévision yi pour ñu siiwal ko ànd na ma ak moom dem Las Palmas Tenerife gouverneur bi war koo recevoir accidenté mbagg mi damm ñu def ci ay weñ mu am empêchement mais mu ni day ñëw audience bi mu accordé loon sëñ bi il faut mu def ko sëriñ bi ñëw mu jox ko mbagg mi ñu tabax ko mu ni ko ñaanal ma ci sëriñ bi raay ñaanal ko ci mbagg mi ñu ni ko juróom benn weer ngay toog ngir ñu dundi weñ yi bi nu delloo Sénégal fukki fan ak juróom la am yëgaltul dara mu dem ci docteur bi docteur yi ni ko man ngaa dindi weñ ñi ndax wér nga ba mu demee ci Kabel do ba opposition ni ko da ngaa bëgg a liggéey rek moo tax nga ñëw waaye wéroo dañuy dem def contre expertise ñu yóbbu ko ci beneen docteur mu seet ko ni ko dara jotatu la wér nga ca déwén sa ñu dellu si fa ma interviewé ko mu nettali ma ko ni ma bi ma sëriñ bi raayee la sama mbagg wér ma pare sëriñ bi ne ma na nga fexe ba interview boobu bu mu génn ba léegi maa ngi ma denc génnul ci benn télévision daaw le 5 septembre 1895 bis bi sëriñ Touba julli woon ci géej gi mu teew Ndar notaakoon bu mag boobu nga xamante ni moo lakkoon dëkku maamam ba di Ñomre lakk Louga lakk Waadaan lakk Barale di Faidherbe sëriñ bi fanaan si Ndar sunu borom ngadd ko mu daanu te taxaw na fa 1886 lañ romb
loolu doomu Marseille ko defoon. Le 5 septembre le directeur des affaires politiques Merlin def rapport am le 29 avril le 29 août bisu alxames mu bind rapport am ba bés ba delsee di bisu alxames le 5 septembre ñu indi sëriñ bi ci bureau ba mu julli ñaari rakka le gouverneur par intérim décidé ni dama koy yóbbu Gabon ba ñu falte la muy woote. Gouverneur boobu fan la juddoo le 6 octobre 1857 ci Marseille taalibey Serigne Touba yi ànd ak Serigne Mamor jëndal Serigne Touba fa bàyyu gouverneur ba amoon kër loolu mooy woon gouverneur bi ni ko yow day say pexe joyut waaye yéen waa Caserta seen bésu tey bii mooy ñaareelu bureau ba ca Ndar bis bi Serigne bi fanaan Genova weer wi feeñ mu xëy jiite leen julli bis booba bu ñu delloo téeméeri at ak fukki at ak juróom maamam ji tedd ja Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ci ginnaaw aw fos la ko fanaan ndax keroog lañ ko jëlee njaareem bi weer wi fekkee ci guddi gi bi mu jullee gee ba noppi ñu escorté ko brigadier bu ñuy wax Soose Saw ba muy egg Tiwaawan la ñuy noddu fajar guddi googu Serigne Touba ci gannaaw fos la ko fanaan waaye bisu tey bii di le 17 juin mooy ñaareelu bureau Ndar bis bii ki nga xamante ni moo doon le directeur des affaires politiques Merlin bis bii la woo Serigne Touba ca bureau ba ca Ndar mu ñëw mu ni ko dama lay yóbbu gànnaar duma la delloowaat Gabon ndax ba ma la woosee wuy si woo waaye soldat yi la doon jël si bi ñu daataan egg si génn nga kon dama lay dénk Cheikh Sidiya ñu dawal téeméeri at ak fukki at ak juróom bokki taalibe yi nu ànd akuk dal te dégloo bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di balu ak ñëpp di leen massawu yi tamit ci coono yi nga xam ne yéen moom ngeen di jànkoonte te lépp yàlla rekk tax
ak yonent bi ak sëñ Touba ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di ndokkeel it ci weer wi génn di ñaan yàlla mu nangul nu ko te xeeru nu tamit li des li ñu jublu lépp it nag ñu nekk ko ci lim nu digal yàlla na ko yàlla yombalal ñi ngi nuyu bu baax sunu xarit consul Idrissa ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la ñaan nga jottali nu nuyoo kilifa yi nga xam ne yaa leen fi teewal muy gouvernement Sénégal tàmbalee ko ci ministre des affaires étrangères tàmbalee ko ci ambassadeur Yankhoba mi nga xam ne moom teewal na sunu réew teewal président Macky Sall di nuyu bu baax sëñ Aboka ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi muy gox bi nga xam ne yéen seq liggéey bi te ngeen ñëw yéen ñëpp daje fi tey te yàlla rekk tax di nuyu bu baax daayira yëpp di nuyu tamit kër yi diine yi fi teew yëpp ñu ngi sant bu baax sëñ Mbaye Guèye mi nga xam ne moo fi jël kàddu ci turu waa kër Cheikh Sidi Hadj Malick ñu koy nuyu bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm it ci taxawaay yi nga xam ne taxaw na ko te waxtu ñëwee rek ñu gis taxawaay yooyu muy ñoom ñu ànd nekk benn xam ne li ñu ànd ak li ñu bokk boolewuñ ko suñu bopp dañ ko fee fekk mën nañ koo jéem a bu ñu neexee di ci jéem sax leneen lu dul rafetal waaye loolu it dañ ci ñaaw rek waaye mënul nekk ndax ña ko lijjanti la leen ko jox ba mu rafet ñoo ko liggéey te yàlla la kon mën ñu cee dugal lu kon nag suñu fekkee ñu nekk ci anam gii ñu ci nekkee ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di leen sant sëñ Abo yaag ñi nga xam ne yéen a seq liggéey bépp ak gox bi nga xam ne yéen a ko lim ngeen ko léegi ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi wax ngeen ko léegi bi ñu toogee ak préfet bi ak maire bi Sindako bi ak ñi nga xam ne mooy délégation bi fa ñëwoon sànq ci teewaayu c'est le consul ñu ngi koy gërëm bu baax moom itam di ko sant bu baax wax naa ko nit ku woyof la te li muy wax lu dëggu la ci moom ndax ñun tamit dañuy bàyyi xel lu bari kon moom itam jox na leen boppam te dëgg la ci moom te bari na loo xam ne léeg-léeg mu jafe te àdduna dafa am doxin woo xam ne xam ngeen ko sax waaye réew yi moom dañ ca dul maye dara lépp lu àdduna di doxe ak na mu cay doxe rek waxu lañ koy jaar sañ ngeen xalaat li ngeen bëgg ak nu ngeen koy bëggee ak nu ngeen ko bëggee ginnaaw moom jox na leen boppam te xam naa ne dëgg la ci moom lépp lu ngeen xalaatal seen bopp ngeen def ko yëgal leen ko jaar ko ci moom xam naa ne dana ca def lu mu mën ak lu mu mënul di gërëm bu baax sëñ Mor lay jóge na fi ànd ak xale yi ñuy tari fi ay alxuraan te ñu wax na ñoom ñëpp fi lañ ko jànge te ma doon ko wax léegi ne ko jàngale fii benn nit moo gën a jafe jàngal téeméeri nit ca Touba wala ci sunum réew ndax xale boo xam ne fii la juddoo ba làmmiñam sax sëtut nga mën a fexe ba dugal ci alxuraan boo xam ne nam ko waroon a mën a fee te am na ñu fay jàngale ñoo xam ne sax seen jàngale leeru kon nga di ko jàngal ci ay conditions yoo xam ne yu jafe la kon loolu liggéey bu rëy la te liggéey la boo xam ne lu yàlla nangu la waaye ku ne xam na ne yombul te wax naa ne xale yii li ñuy tuuti jàpp leen ne li ngeen di liggéey li muy rëy ak ñoom li ñuy tuuti mën nañ koo àggale foo xam ne wala ñu mujjale ko foo xam ne njariñ la dana nu fekk ci àdduna waaye dana nu fekk fële liñ ci jublu mooy bu ñu demee ba suñuy sët ak suñuy sëtaat ay at yu bari ci ginnaaw nii ñu taxawee buñ ko taxawee luñ fi defoon rek danañ ko yokk
ñu di leen gërëmet nag ci turu di leen gërëm di gërëm Malick Diaw ndax ci fii la bokk boobu ba tey daaw ba tey mi nga ànd ak ñun ndax xam ngeen ne liggéey la bu jafe bàyyi këram bàyyi liggéeyam bàyyi lépp ñëw di ànd ak ñun ni ko Cheikh mi di defe damay wax ne yëf yi yombul wax naa ne sëñ Mourtala bi mu fi jógee ak léegi fukki at ak lu topp ku ne ànd na ma ak moom mosuma wax kenn génnal demal sa yoon mosuma dàq kenn waaye nag forcé it nag duñ ko def ndax dadul lu yomb waaye waxtu wu nekk it dañuy gis muy yokk kon li ci nekk koy moom nun ñi ci nekk noog ñoom dañ caa raxut dara rek mbirum yàlla boo ci raxut da ngay dem ba defe ne yow te fekk moo ne ca biir moo tax yàlla buñ ci rax ku ci rax nag góomu nga mën cee sori kon Malick ñu ngi leen koy gërëm di leen ko seedeel fii mu nekk ak yéen yaru na xam na li muy def te amul benn jafe-jafe te li muy def yéen la koy defal ndax ñun liggéey la yëf yi du wax du ay caaxaan dana si ñu ngi koy wax ci coono bi waaye coono bi yow da ngay demal sa bopp ba xam ne sax ndax boo tëddoon sa kër leneen du la fekk lu gën a metti ndax yàlla moo ciy rax moo tax rax gi yàlla nu ci yàlla musal bis bu ñu ko raxee rek moo tax li may wax ne bis bu ñu amee ndigal ci yéen ngeen nañu bu ngeen ñëwee mën ngeen a yem fu ngeen ñu ko wax nañ fa yem bu boobaa nga xam ne ñun amatuñu boobu mën nañoo xam nu ñuy expliquer kañ lañ suñu biir conscience nga xam ne la ñuy seq nga xam ne jàpp nañ ne lii ñuy def dañ koy def te di ko defee ci ndigal wala di ko defee liñ jàpp ne daf ñoo war waaye yéen a tax nag ñu di ko def bis buñ jëmee ba ngeen nañu lii kat doy na bu boobaa dootuñu leen fi dégg sax waxuma laa gis wax naa ko démb ne leen ñëw gi ñu fiy ñëw bu Italie gépp sëñ Cheikh naa ñoom a ngi fekk ñëpp ànd ak ñun ndax ñoom yi ànd ak ñun di metti na ci ñoom waaye def naa ne nañ ko waroon a yëgee bu ñu bere woon du am kon la ca rax moo tax wax naa leen bu Italie gépp daje woon nga xam ne yéen a ci juboo boo boobaa man sama responsabilité da ciy génn ngeen ne yemal fu ngeen ko wax nañ fa yem te wàññeeku ndax doy na bu boobaa moom amul fu saasa laay fay jóg li ma ciy sart rek mooy li ma waxoon démb rek bu ngeen ko sartul ne yamal fenn rek ñu fekk la fa ak addi yi moom bu ngeen ko waxee du ma ñëw moom ndax day mel ne kon looloo ñu booleeg yéen kon liggéey la te loolu itam mel na ne xam ngeen ko ndax fii bañ ko dalee ñëw yii yépp day wane rek ndax ba ñuy daan ñëw bu njëkk sëñ Mourtala bañ fi njëkkee ñëw mu dem ñépp dañoo defoon ne rek yëf yi ay wax la rek mën naa nekkoon ay wax bu fekkoon ndax lu ne am na fi nag ku ne sos na lu ne sos na waaye lañu sos ak lañu sos dadul sof waaw ak weñ boo jëlee ay bant bëgg ko caa sof du sotti waaye boo jëlee weñ ne moom mën naa yomb moo tax lu bari ay sos la woon ay bant nga fekk weñ yu dëgër nga jël ay bant bëgg caa teg bëgg ko rëyal ba mu màbb weñ nga far bu wutu bant ba mu jël lakk rek wala mu daana moo tax lu ne gis nañ ko fi waaye nañ ko jàppe noonu rek la yëf yi du ay clan du woote ndax looy woote sëñ Tuubaa bu dee moo liggéey damay wax ne ñoom ñu baax ñi fi nekkaloon dama leen di wax ne bu ngeen ñëwee fii ñu fekk fi kër yépp loolu da ngeen ko fee fekk lu ne nag tubaab yi def nañ ko ngeen jaxase loolu yàq ko waaye mel na ne xam ngeen li seen xam ngeen li ngeen bëgg ndax kenn mënu ko waaye nag mëneesoon na leen ciy dimbale kon bu fekkoonte ne liggéey bi dañ ngeen def sëñ Mourtala bi mu fi daan ñëw li ko fi indi woon
xam ngeen ko du woon ñëw ndax sëñ Tuubaa la ne damay wax ne kon ñëw na fi fekk ay waajuram ak i bokkam ak i nit ñu baax ay wali nit ku ne am fekk na leen fi nit yàlla yi kenn ku ne rek mu topp la wut ci yow dem na ci mboolem awraad yi nga xam ne am na ko moo tax muy wax loolu moo tax mu indi démocratie ci wàllu diine maanaam li mu wax fukk lu wér dina yor dil mu daal li xadaratullahi wala jaxe sawa un intama ila Jilani aw intama li Ahmad Tijaan aw li siwahuma min al aqtab loolu am na lu bari lu nekk ci biir xam nga ne ku ne xam na ne Masalik ci jamono yam koy def booba duggagul sax bu baax ci liggéey bi ndax bim waajuram demee Mamor Anta Sali mu jël fekk na sax lam nekk ak moom doon na ko formé wala boog ci noonu lañ ko mën a waxee xëy na xamoon na ne kii mën naa am na lu bari lu man mu féetale ko jàngale ndax sëñ Tuubaa boo dee xool jàngam ak bindam sax doo xam man fu mu ko xamee bu dee luxal arabiya daf lay jaaxal ak ci wàll bu nekk bërki dem laa doon dédicace ak benn nit bu def ci wàllu balaaxa ci laa mas a gisee koo xam ne ndax boo dee xool ñiy bind ci wàllu arab ci wàllu ëdëb li ëpp ci ñi def ay référence dañuy jël lu ma kenn ko bind jël lu ma téeméeri nit jël ci référence ndeke sëñ bi mboolem li mu bind ci xasida yi bu ñu ko doon seet di ko gëstu lépp da cee dajafar muy lu jafe te muy loo xam ne lu mat a boo gisee ñu gën a bëgg ndaw yi gën a xool bu baax mooy xasaayid yi dafa bari nu mu ko bindee ak nu mu koy waxee loo xam ne lu jafe la fokk nga dégg bu baax arab ndax da ciy tënk loo xam ne jublu ca loo xam ne ci ni ko nit mën a déggee ca kaw bokkut ak mbirum biir ma moo tax toujours ñu daan wax ne nañ koy bàyyi xel bu baax kon bi mu ñëwee fekk na fi nit ñu am xam-xam jàngal ko mu jàng tamit ni nit ñi di jànge mbirum yàlla nag di mbir moo xam ne moom leneen la waaye bala ngay dem nag ba am buntu ba dëgg nga xam ne da ngay fexe ba dëxëñ lépp kooku nag dafa am ay qualité wala ay critères yu mu laaj foog nga dëgër foog nga gëm foog nga am jom foog nga am fit foog kit sa xol nga vérifier ko sa xel ak sa xol lu ñaar yum naqaree contrôler xol ak xel néew na ku ko mën a contrôler sëñ bi lijjanti ba contrôler ko nga xam ne dara du ci wëlbatiku dem ci lu dul yàlla waaw moo tax da ngeen daan dégg ñoo naan soo ko masee ne ko bëgg nga dara sax loola da koy araamal da koy bëgg donte lu yàlla daganal la sax duutu ko bëgg ndax gis-gis ba ndax lu yàlla daganal kenn sañu koo araamal waaye moom la tax mu di ko araamal sañ na ko ndax bu boobaa la tax mooy dafa defe na dafa am lu mu bëgg lu dul leneen lu dul yàlla gis-gis boobu ci xaqiqa la bu dee charia kenn ñemewu ko mais bu dee xaqiqa sañ nañ ko kii ne la da ngaa bëgg dara nga ne ko araamal naa ko sama bopp parce que ginnaaw bëgg naa loo xam ne du yàlla rek loolu ma kon duutuma ko jël loolu def na ko lu bari kon loolu lépp dafa doon testé biiram muy xolam xelam boo jëmee sax di gis ni muy waxee day mel ni ku jaxasoo ci waxin nga xam ne xel ma sax far xamatul fu muy jëm lu dul ci yàlla lu ne da ko jee tudd benn baat wala benn bayit wala benn wax nga wax ci ay baat yoon waxaat ko baamuwaat ko lu ne nga def ko ca nga xam ne bu dee moom te jàng na xam na bu baax xam na aroot bu baax xam na bayaan xam na mantiq wante da ngay dem ba xam ne kon kii xelam dafa jaxasoo dafa dem ba lu xelam mën bëgg a dem sax far wëlbati ko dellu ci yàlla boobu niwoo nag loolu moo ko may li mu am waaye li ci gën a am solo mooy ñam ko seqaloon di ay fekk leen fi muy kilifa diine yëpp bokkuloon jamono ñëpp dañ ko nangul parce que ñooñu soxoruñu soxor ki koy def mooy ku xamul yàlla rek
waaye boo xasee xam yàlla ak la mu maye loo gis ci nit ku maye da ngay fexe ba jéem a am ca loola loolu laay wax toujours ne loolu moo taxoon ay bokkam muy lu jafe sa mbokk topp la ba fàtte boppam jamono ji sax ku ne xam ne ni yomb ci waxuma laa nag jooju jamono nga xam ne doomi soxna moo xew xam-xam ak bokk am juddu bu rafet kese bu ko defee defe nga ne loolu moom jeex na amatul kilifa moom kenn waratu laa yilif loolu lépp ñu bàyyi ko fa kon bañ demee waaye ña ca xam yàlla nag teewul ñuy xool fu prox ndool buñ mën a gisee yàlla luñ ca mën a am lum rëy dañ buñ gisee lu ko ëpp dañuy fàtte seen bopp dem wutiwaat ca loolu liñ ci bëgg wax yépp mooy kon lu baax mës sa yomb ci ku baax sax kon yéen nag yéen a ne fii ñu wax ko léegi autorité yi fi ñëwoon wax nga dëgg léegi yombul ndaxte bu fekkente ne le préfet moo fi teewal ministre de l'intérieur mooy gouvernement maire ñoo fi teewal communes yi ñoo moom ñooy lépp ñoo ko yore ci dëkk bi dara du leen fi ëmb ak ñi nga xam ne ñëpp ñëwoon nañ ci délégation bi ñu jëw muy bésu dimanche ñu ñëw fekk si leen ci seen barab seen sécurité rek kese bala ñoo dem wala ñoo ko wala ñu ko xam bu baax loolu lépp di ay lu baree bari loo xam ne soo ko jàngatee kon wante nag lan moo tax kon yéen a tax ñu def ko ndax yéen a tax ñu def ko da ngeen di wëree loo ko dugg ko génn rek ngeen defe na ñoom loolu rek da ngay gis kuy wër loolu moo leen fi indi dañoo xool ba xam ne am na foo jëm defe naa ne c'est le conseil wax na ko léegi wax na ko sànq ne bi ñu dajee wax nañ ko ne sénégalais yi nàngam mboolem xeet yi fi nekk bari nañ ay xeet yu nekk ngi fi waaye li ci Sénégal am keneen amu ko ci te moo na am na fi ñoo xam ne lu nekk la ñuy def waaye ñoom ci ni ñuy jàngate bu ñu gisee ba gis ne ña ëpp lee leen tax a jóg la ci des dañ ko cee dugal waaye lañ ca dugal ko su néew nag ñoom itam nañu fexe ba ànd ak ñi ëpp bu ko defee lu bari mën nañ koo def ci yéen xëy na nag li ci ëpp mooy niñ koy organiser ak niñ koy nose loolu rek xëy na moom lañ war di bàyyi loolu nag bennoo rek koy mën a maye wax nga ko léegi kenn ku nekk fu sa moroom nekk nga defe ne yow la fa nekkal loolu mooy ab ànd ñun nag dafa mel ne xawma lu bare wante xawma nu mu demee noonu waaye dafa mel ne kenn ku nekk lu baax daal moom fu ñu ne sëñ Touba wala ñu tudd kilifa diine wala El Hadj comme ci mën nañu loolu mën nañu ànd ca saasa loola waaye la ñuy jëlee ca loola nag kenn ku ne da nga cee bëgg a jël sa yëfi bopp beru doo xam loolu nag bu muy bëgg a firi te yàlla dafa organiser nekk yàlla nga xam ne lépp moo ko def waaye wuti malaakaam malaaka yi dafa am ay catégorie ñee ngay indi ngelaw ñee ngay taw ñee ngay rey nit ñee ngay nangam joxe wërsëg ku ne mu def te lépp mën na ko moo ko bind kon organisation rek la wuy ay malaaka yoo xam ne dañuy intervenir ci lu bare dégg ngeen sëñ Moussa Ka di wax ahlu badrin nga xam ne ñooy armée yi nga xam ne ñooy intervention ñooy yore intervention yu gaaw yi rapide yi te léeg-léeg nit ñi lu ñu xam sax lu ñu ci jublu kon loolu lépp ba wut malaaka mi ñi ngi ci lool sax ñi ngi ci ndokk ñi ngi ci ñaanal sunu mbokk Cheikh Baara doomu sëñ Cheikh Matilay yàlla na ko yàlla yërëm mu wàcc liggéey àddina kenn du fi sax ñéppay dem te kenn ku xam kañ nga koy def ak noo koy defee foo koy defee amul yàlla dana may ay nit ñuy xam ne kat kii wopp na te yàlla daf li muy def ci yaram daf ko def ci biir yaram am na loo xam ne bu jógee ci yaram rek roo day dem bàyyi ko fa loolu nit dana ci xame ne lii di yàqu na te lii bu yàqoo roo gi day dem xëy na loolu la docteur di wax léeg-léeg nit dana dee tey parce que bu fekkente ne xol bi dem na ba baaxatul te wóor ko ne xol mënta ànd bu boobaa dana xam ne xol bu jógee ci nit day dee waaye nag jëmmi faatu moom malaayka mi koy def nit sax xamu ko xamul waxtu xamul ci dara
loolu kon nag moo tax nit nag dana di ñaan sax gudd fan ndax alxuraan wax na ne li kulli ajalin kitaab yamhu Allahu ma yasha wa yuthabbit wa indahu ummul kitaab nee na yàlla nee na dama am def naa benn livre boo xam ne benn registre boo xam ne ci la ñëpp nekk nga xam ne ku ne date bii ngay dem date bii ngay dem mu jël copie ba nag teg xëy na malaaka yi dana waaye nee na original ba nag umul kitaab ba nag nee na kenn du ca àgg moo tax nit di ñaan gudd fan bind na loolu bu noppi kon ne kenn mënu koo changer waaye am na fu mu def secret boppam nag mooy original ba nga xam ne mooy original leneen loolu moom rekk ko xam bu ko neexee nag mu effacé bu ko neexee mu yokk loolu moo tax nit xëy na di ñaan gudd fan ak gàtt fan ak gudd fan ak nangam waaye moo tax nag nit kiy ñaan gudd fan bu mu ko ñaan pour ngir àdduna rek pour toog parce que neexul xëy na bu ko dee ñaan na ko ñaan ne xëy na mu ñaan ci mu nekk ci jaamu ci yàlla ndax ëllëg bu fekkee yàlla li mu koy wax naa ko danaa la fay te loolu lépp mënoon ko cee bañ a fekk boo ëllëgee lu mu ko fay mu rëccu lu mu gënoon a jaamu xëy na loolu di ko jaamu rek jar nañ ñaan yàlla gudd fan waaye dund àdduna moom amul solo ndax dafa gàtt moo tax jërul def dara xanaa ñaan yàlla rek def nekk ci loo xam ne saa bu ñëwee rek fekk la ca yàlla na ko yàlla defal waaye luy bette la kii tamit Omar Sylla tamit bokkoon na ci ñi nga xam ne ñi mag ñi nekkoon ci bi fii di sosu nekkoon Brescia moom itam yàlla moom na ko yàlla na ko yàlla yërëm loolu lépp rek ñu xam ne àdduna moom nii rek lay demee ñu dellusiwaat ci li nga xam ne mooy kon sëñ bi sëñ Touba te bu ñu waxee sëñ Touba nag nañ ñëpp jàpp na ñëpp nga ca biir ndax ñoom la may wax rek li may wax toujours rek ne ñoom xëccoowuñu woon wutuñu woon ay clan wutuñu woon mbooloo propagande nuñu ndax ku ne xam na ne sëñ bi li ko topp ba mu fiy nekk amul woon sax temps propagande mais bu ko amoon sax ña jotoon na ñëw ku ne xam ne moom amu ko ndax amul temps bi lépp tubaab yee ko tëj ko xam ngeen ne njaareem fukki at ak juróom ya fa nekk moo gën a metti sax li ci des ndax foofu résidence surveillée la kaso la ndax bi ko tubaab yi bi mu tàmbali Bawal lañ njëkkoon a dugg tubaab yi ne woon dañ ko yóbbu def ko garder ko résidence surveillée bi ci Bambey lañ njëkkoon a wax ñu ne mais ñu ne foofu Bawal yi lañ fee nekk te ñoom dañ ko teel a gëm ñu indi ko njaareem bi ñëwee ñu jàllale ko kër gu mag booba àll la ñu defa kër boobu muy résidence surveillée boobu mais foofu li mu fa am ci diir ba mu fa am ci fanweeri at ak ñett yiñ ko téye fukki at yeeg lu topp juróom yi mu fa am foofu moo gën a metti ndax foofu du génn te ba noppi dañ ko mën a cadré ko ba dara mënta rëcc foofu ñu bël nag jël nag ay nit nag samp leen ca biir kër ga waaw ñii di bëkk ne ñii di kenn xamul ñii di bale ñii di rooti ñii di laxasaayu ñii di xaaju lu ne ñu di ko def te lu fa yendu dem ci tubaab bi kon foofu metti woon na bi muy bëgg a dem Màkka xalaat ko sax ci guddi gi la tubaab bi yónnee te sëñ Modou Moussa sax yëgugu ko kon foofu noppaluwul woon kon amul woon jotu propagande te tëlluñu yooyu ñoom propagande moom nit ku koy def wut aw nit pour ñu topp la ak samay nit lañu ñàkk ku ne xam na ne foofu dara néew fa waaye ku ànd ak nit te yàlla rekk tax mu jël responsabilité bi yow laa jël sama diggante ak yàlla doxale la fi nga di ko xool te tiitoo kooku defe naa xamoo la leen seq la leen boole ak moom loolu may wax taxamee moom toujours ne ñoom li leen boole ak nit ñi du alal du daraja du bëgg mbooloo parce que mbooloo ëllëg alxuraan wax na ko yow ma naddaxoo kulla unaasin bi imaamihim
kenn ku ne ña nga bokk àndoon yàlla nee na danaa la woo kaay ñëwal ak sa groupe boo ñëwee nag fexeel ba bala nga faa jóg nga wax ko lu leer moo tax sëñ bi da doon wax ne sëñ Tuubaa dafa wax sunu benn maam ne ko dana am ñoo xam ne dañuy ànd ak mbooloo ñu topp leen ñu ànd rek daw jëm sawara te buñ dëppul danañu àgg sëñ bi tiit mu ne ko moo na am na ci ñoo xam ne sax man la ñuy tuddoo am na ñuy tuddoo sëñ Tuubaa doxin wa ñuy doxin ku ne xam ne doxin ku jëm sawara la doo wax lu baax doo ko def lu la neex def lu la neex wax di mooy yàlla di ko kooku ba noppi di tudd sëñ Tuubaa loolu waxoon na ko nee na ñooñu ña nga daw jëm sawara te duñ waññeeku kon wut mbooloo doomi sëñ Tuubaa yeeg mag ñooñu gis nga fi ñu fi sëñ Tuubaa doon ay cheikh nga xam ne ñoo sax sëñ Tuubaa sax de jël naan nit dama lay cheikh la yooyu tëlul woon loolu ay nit la daan jël ñu liggéeyal ko ba am ngërëmam boole na ak nit ñu dem ba wutu tur rek kon ñoom du ñu doon la ñuy boole nit te yàlla rek tax day fekk nit ka am capacité boobu waaye sàmm sula bali boo rek fu lijjanti ay nit yàlla sax da nga leen am na ñoo xam ne sax dañuy fay ay nit par bés waaw def fexe ba ñëpp topp ci ñuy dugg ko génn ba pour am leneen ay calcul diine du calcul mais conviction la gëm-gëm la loolu nag moo tax yéen ñi nekk fii ngeen bàyyi seen lépp nekk fi def leen xam leen ne mission la nii ma ko gisee barab bii may wax léegi ngeen jënd ko jël seeni ñaareel benn euro ki ñetti euro di ci dugal 5 nangam ba mat ay centaine de millions ngeen jënd fi barab boo xam ne kenn ku ci nekk tey jàpp nga nag waaye du lu mën a nekk jàpp nga ne tey bu ñu la fi indiwoon 1 million d'euros nga fanaane ñibbi loolu nekkul de ku ci amoon 2 millions wala 1 milliard euros yi doo mën a ñibbi parce que bu fekkee mission bi fii la fokk ngay dem ak ñëw di ci liggéey kon du lu yomb ndax kii jël alalam di ko def fii te wóor ko ne moom du fi dëkk wóor ko ne am na ay soxlaam mën naa am sax li ko indi fii amul sax essence bu ko indi fii wala amul lu mu fay ñëw nga jël ñu laaj la ko nga joxe ko ngir yàlla nga defee ne kooku ay caaxaan la wala am ndaw ku ndaa ñëw fi rek ne la sëñ Tuubaa ngi nii jox ma ñaari dërëm nga daal di koy jox te xooloo sax sa poos mën naa am la ca nekkoon nga jox ko amul benn calcul boo ci def nga defee ne kooku tamit yow mi ko wax da ngay defe na nga ko koy nax moom it mu defee ne xëy na da koo tëyut fekk na moom mën na ko bañ a tey sax parce que dañ ko liggéeyloo te foog mu def ko ndax dafa am ñu ñuy liggéeyloo ak ñu bëgg a liggéey ñëpp a ngi bëgg a liggéeyal sëñ Touba kooku moom ak ku baax ñu baax ñi dama bëgg a liggéeyal sëñ Touba dama am sama boutique bi ñaaral ma tey maa ngi bëgg a nangam da ngay defe ne loolu da nga ko caa war a def toog moo tax mu di la liggéeyloo ak nga bëgg koo liggéeyal bokkul bala nga koy bëgg bala mu lay liggéeyloo nag day fekk mu xam ne yow mii loola am na te muy dëgg moo tax lii ngeen def fii bu leen ko na ngeen ci gën a góorgóorlu wax ngeen ko léegi lu ngeen am rek def leen ci waaw xaalis damay wax ne du jëmukaay wante jumtukaay la am na ñu denc lu bari xëy wàcc ko fa wala amuñu jàmm wala amuñu dal lekk ñu naaluñu taluñu ko waxtu wu ne ñu ngay dër tër leen ngir bëgg lu ca dollee ko moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ni biiru doomu aadama bu ñu la ne woon ñaari xura ngi ne les fees ak xaalis yépp jël ko da nga naan ndax am na bu ñetteel waaw kon dafa mel ne mbaadoo la ci yàlla sax lañ ko la ko nit di ko dana koy def diggam ak yàlla mbaadoo la gi ñuy wax nit ak nit dana am ci diggante nit ak yàlla may la loo xam ne doy na may na mën nga caa jàpp nga di ko ñaanaat leneen loolu dana am ci nit ak nit am na nit ñoo xam ne boo leen mayee juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu ne la dolli benn bi mu mat téeméer loolu baadoolo la kon li ngeen di def na ngeen fexe ba mottali fii daroo leen wàññi dara lu ngeen am rek def leen ko dëgg la charge yi bari na laaj bi bari na boo xam naa ne du ma ci sori en tout cas ñun du sunu affaire
yéen nag sañ ngeen ko. damay wax ne xëy na am na ñu ko sañ, ñun bokkuñu ci, waaye yéen ñiy laaj seen biir di def li ngeen di def ñëpp di ko gis, mais kooku seen yëf la. ñu nag dañ koy ragal rek dem ba ca biir nga dugal ca leneen, laaj ñu jox la léegi million nga génn daal di ci jënd ay yëf. loolu lépp ñun moo tax duñ ñu du ci ragal. am na ñoo xam nag seen mbir la, parce que am na ñoom am nañu xëy na am nañu sañ-sañ bi, kooku du ñu dugg ci côté boobu. loolu moo tax, waaye ak comme ci man di doon, na nga fexe rek bay bàyyi xel ne ki nga xam ne loo ko wax ci lu baax mu gëm ko, loo ko laaj nekk fi laa koy jëmale ci lu baax mu jox la, te doo ko contrôler, na nga koy bàyyi xel bu baax. ndax kat yéen a koy wax ne li bank seen tànk yi bënkul seen xel yi, mais loolu la, parce que xanaa ku bank seen tànk da nga defe ne dafa banke xelem. loolu di nit du ko def. waxuma la sax banki tànk, waaye dañuy romandaat ci boole ci. moo tax yëf yi man kat gisatuma lu ma xam ana la ma joxe woon fu mu ne. da ngeen koy def te du kenn du ko dégg buñ waaw te dëgg la dafa war waaw war. loolu nag moo tax na ngeen góorgóorlu liggéey, xale yi ngeen góorgóorlu liggéey, am jom, lu ngeen am rek jàpp leen ci te gëm yàlla te doylu. loolu moo ëpp ay alal, moo ëpp lu dul jeex, te amoo jàmm. yàlla na nit yàlla musal. kon yàlla na leen yàlla may jàmm te ubbi leen xéewal yu bare. waaw te xale yi ngeen góorgóorlu rek ànd ak mag ñi, ñu teete leen, ngeen ànd ak ñoom di liggéey, ndax yëf yi du nguur du pal. ngeen ko defee rek da ngeen àgg foo xam ne ñoom sax da ngeen duñ fa àgg. ñoom lañ fa àgg sax yéen neexutu ñoo jot, ndax ku sos moom dafa yombatul, waaye ki ñëw jël teg ca ba mu kawee tamit nag kooku tamit comme la ca suuf du ko yem. waaw kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax. soxna yi tamit na ngeen góorgóorlu, xale yi na ngeen leen dem ci indi ñu jàng. na ngeen leen léegi la ñuy waxante son excellence le conseil pour que ñu fexe ba jàng mi ñu gën koo yitteel. xale yi fi nekk juddoo fi nañ leen fexe ñu jàng seen diine, jàng seen adduna, ñu doon leen ci ñu jàng, waaye ñu yar leen ci diine, xamal leen seen diine. bu ko defee rek da ngeen fi am loo xam ne li ngeen fi am lépp dana fi sax, ndax loolu moo taxoon l'islam am problème ci Europe. yàgg na fi lool, waaye ña fi nekkoon dañoo fàggul woon loolu. kon nag soxna yi tamit nañ góorgóorlu bu baax, ñi fi ànd ak seeni borom kon ñu ànd ak ñoom ci jàmm ak ci ngor, te bañ a topp jamono ji, bañ a topp waxi lii la ak lii la sañ nga ko ak fii lii manees na ko fi. loolu amul solo, ndax loo ci mën a amee tamit wala nga tàqali ko ka nga fi àndaloon it fu muy mujj du baax. kon góorgóorlu leen te sàmm seen bopp. ñi ci amul ay sëriñ nañu sàmm bu baax. jigéen bu ko kenn yàpp ci ay valeur. waaw ko defee rek li ngeen bëgg lépp da ngeen ko am. kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla, di ñaan yàlla faj aajo yépp. ñu ngi leen di sant bu baax. kon nag képp ku fi ñëw rek yàlla faj sa aajo. ñu ngi leen di gërëm bu baax. asalaamaaleykum. mbokki taalibe yi na ñépp tàll seeni loxo te luñ bëgg ñu fas ko tey wax amin. ku nuyoo nag daal di jàll, ndax comme ñëpp sëriñ moom yéen ko fi indi bëgg na ñëpp nuyoo. fu waay di nekk na tàllal loxoom tey wax amin. Indallahi jallala
عند الله جلالا عند الله جلالا أنا دياك لا تخ لا من واستغر سألته جل بالمختار ثم بهم أنا أزال